mafia bi jogul loolu sam flow si kaw pourtant yaa guub ma rap sa bos ci suufa suuf ne reenu grave ñoom dañuy tàngal buñ ma gisee jënd glace golden boy xale 70 kara say daal la dagg tax bés bi yàggul ne supera yenn MC rus naa leen démentir ne mag buy fen man dama takk sama logo takk mag bu pro këlëb nee ma maaleykum salaam boo fi dëkkul mënoo sip doxal te xool sa kanam from Jack këlëb yaa nee ma maaleykum salaam boo fi dëkkul mënoo sip doxal te xool sa kanam kon toog bul game loolu bul game loolu gaañ bul game loolu ñun hip hop la ñuy dund bul game loolu bul game loolu gaañ bul game loolu fii hip hop la ñuy dund yaa hip hop la ñuy dund rap till music nigga yaa hip hop la ñuy dund hey këlëb hey from Jack yaa ngi ci rap wolof moo raw boy ghetto what's up jaajëf waay Mr Samba Peuzzi enfin dal nga ak jàmm bon déjà bàyyi ma mu nuyu la salaamaaleykum maaleykum salaam grand bi what's up nu mu demee maa ngi cool maa ngi sant yàlla bu baax all right en tout cas ça fait peut-être ay mois may daw sa ginnaaw nga may nax naan ma tey suba may affiche du bail may grawul ça fait plaisir en tout cas de t'avoir tey nga nangu invitation bi ça fait un bout de temps ma bëggoon ñu waxtaan un petit peu ci sa personnage ci sa actualité ki yëpp déjà yaa ngi bokk label bi tudd Reptile Music bu ma juumul est-ce que c'est correct ouais maa ngi Reptile Music yaa ngi toujours ci Reptile Music ok donc ma bëggoon am te nga wax ñu historique bi lan mooy sa daje ak waa Idi bi nga xamante ne moo yore label bi nan nga duggee ci label bi et puis son yi nan nga ci commencé parce que sa premier son bi ñu la xamee mu di yoole dafa mel ni da nga doon fo man bu may déglu son bi te bu ma xamee dóor sama enquête tuuti gars yi nee nañ ma sax noonu la demee que ay kaf la woon au début pour toi mais fii ñu ne la que nii au jour d'aujourd'hui ci mois de décembre bi ñu toll tu fais partie quand même des artistes yi gën a am originalité ci paysage urbain bi ci culture urbaine bi ci rap bi da nga indi beneen touche beneen couleur boo xam ne clairement bokkul ak gars yi ni ñu songee rap bi ak ni ñu koy user donc est-ce que tu peux revenir un peu ci séquence boobu sa xamante que Idi ak Reptile nan nga fa duggee comment s'est passé affaire bi ba nga nekk tey artiste réellement ci label bi. waaye d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñuy déglu rajo bi ñuy déglu rap wolof moo raw. di la nuyu yow tamit di kontaan si invitation bi. di nuyu gars yi fi nekk yëpp. waaw mën naa ni ni ma duggantee ak Reptile Music mën naa ni affaire bu naturel la xam nga. commencement bi dama fa demoon gunge sama benn boy bi def son ñu dem foofu noonu après. yu dem bi ñu demee noonu si lañ fa tase ak ay ñoom Bison ñoom Pa Malick affaire yooyu doon mais affaire bi sama koñ la nekkoon studio bi sama koñ la njëkkoon nekk côté Thiaroye bi sori mu woon quoi maa ngi jàmm gën ak Lamsar soriwul léegi si laa fa doon dem di fa frek après si laa fa commencé doon daje ak ay ñoom Bison affaire yooyu noonu si laa njëkk a def foofu benn freestyle après jour bu may jël si son bi si laa fa fekk Dip waaw boobu fekk Dip mu ngi génnee première kii wam bi nu mu tuddati première mixtape wam bi si laa ko fa fekk quoi xam nga après moom suy déglu son bi da koy reetaan loo quoi yaa ngi comprendre léegi affaire bi da koy reetaan loo après moom genre affaire bi loolu moo def ba moom à chaque fois suy ñëw pour def son damay woo man ma boy maa ngi fi de affaire yi xam nga affaire léegi man damay ñëw toog xam nga di toog noonu ñuy jàpp affaire bu naturel péréw moon sax pour ne damay def ay carrière ay rap affaire yooyu noonu léegi su may gisee noonu gars yi di def son yi gars yi di def affaire yi muy nice affaire bi commencé di ma dugg man pour ma ko nëbbu au début dama doon def son pour mën a jouer sama école yaa ngi comprendre pour mën a jouer su Fosco yi parce que dafa amoon yeneen booy xam nga ñun dañ doon fecc te yeneen booy dañuy ñëw di rap ñun ñu ñëw fecc man léegi du ma fecc damay rap comme booy loolu taxoon ma def première son bi léegi son bi après gars yi suñ koy déglu son bi da leen di dugg da leen def ay ree en fait xam nga léegi après Dip bi ñëw studio noonu ñu fay tasee affaire bi di naturel affaire yooyu noonu xam nga man mën naa ni Dip moo ma gën a kii quoi moo ma may doole moo ma may feedback pour ma xama ba ma mën a ñëw si studio bi ne maa ngi woy xam nga après nag mën naa ni ñoom Idi ay ñoom Bison ñoom Tarmaak ñoom kii xam nga ñoom tamit nekk ay gars yu cool xam nga def ma comme seen rakk quoi nekkul benn affaire ba mu ten dañ ma gis nii rek may rap si mbedd wala ma ñëw def son ñu ne dañ may si boole wala affaire yooyu noonu dafa ñëw naturellement dama fa doon fréquenter xam nga après gars yi def ma comme seen rakk xam nga gars yi yaatal ma
après noonu laa duggee Reptile. ok yeah. all right en tout cas fi ñu nekk nii dugg nga Reptile nga def sa son bi yoole mu nekk premier son bi d'ailleurs boo xoolee sax ki gagné seen petit gallé daaw defe naa benn gel la du bëri ak sa son la avancé ba gagné compétition bi donc son bi daal di ñëw yomb feel cool et puis gars yi apprécier ko parce que peut-être ni nga koy songee la ba léegi ñu gis tam sa yeneen son yi di yegg si nànk-nànk Samba ba nga am ci quand même benn touche ni ngay bindee ça paraît très très facile ça paraît très simple et puis son yi nga def sañse def nga kirikou def maraîchère ba léegi bi nga xamante ne moom nga mujjee Baby Arido mu nekk son yu nice technique bi bind bi ak style bi naka la dikkee parce que bu ñuy xool Baby Arido c'est très nigérian même ni nga ciy posé c'est très nigérian mais on voit que tu l'as adapté à la sénégalaise vibes bi ak sa style lu liggéey naka la comment tu écris tes sons nan la vibes bi di dikkee man affaire yi man naan day ñëw naturellement à chaque fois damay xool ci mood bu ma nekk ma jéem a def son bu mel noonu ba seetloo yoole ba ma koy def yoole affaire boo am ten la ay foo la woon quoi ay foo la xam nga ma ñëw taxaw nii rek dañ toog ni karabalik di def bit bi ma naan yoole affaire noonu la doon ñëwee quoi noonu la doon ñëwee vite fait après affaire bi génn waa koñ bi jël ko def ko seen yëf affaire bi commencé tas ma ne instant bi nag amul ay foo quoi xam nga parce que boo demee di def dara moo xam te ni sa waa koñ ñu ngi la si support ñu ngi werante ndax yow di xuloo ndax yow dafa jot pour nga góorgóorlu quoi tu vois tout à fait mais man dama jàpp ne à chaque fois lu ngay def tamit dafa war a nekk benn affaire boo xam te ni yow da nga ko war a def ak sa feeling man su may def dara boog su ma jàppee ni baax na ma xam ni su ma ko defee du gaañ kenn du ko déglu di mer yaa ngi comprendre dama koy def après li si des pour mu dugg si nit yi loo bëggul du la dugg bien sûr man comme bëgguma nit di déglu sama son parce que da nga ma xam wala dañ bokk koñ wala affaire man da nga ko war a dund comme man noonu laa ko bëgg a jàppee moo tax may def affaire yi naturellement boo seetloo Baby Arido son boobu maa ngi ko def ak benn beatmaker gambien nigérien la mais Gambie la nekk ñoo ko job xam nga dama ñëw man ko genre dama bëgg a def beneen musique boo xamante ni day xaw a décalé quoi tu vois après si la defar beat bi ñu commencé def son bi vite fait def nañ yeneen son def nañ ay son yu bëri mais yeneen dama préféré def ko sama album sama projet xam nga genre instant bi moom maa ngi si beneen mood quoi pour wax la maa ngi si beneen mood beneen genre musique boo xamante ni dina yomb pour mu génn quoi man instant bi si loolu laay gis ok d'accord léegi kaay ñu jéem a xool son bi tuuti Hey King FM Yo. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. Yes, I, Mr. Samba Peuzzi. En tout cas, gars, c'est une question. Mun ngeen ko dugal au 88 628 99 90. mu nekk ay tube rek ay son yoo xamante ne dafa neex gars yi lan moo la dugal ci le fait que nga jël thème mu Kirikou bi parce que c'est un son boo xamante ne son bu intéressé boy la ça a marqué beaucoup de générations ci xale yi ban inspiration moo la dugal ci Kirikou Kirikou mën naa ne dama am naa idée bi bu yàgg na de dama amoon idée déjà ne damay woy Kirikou quoi amoon naa idée bi ne damay def son bu tudd Kirikou mais xaw moon na laa koy doon woyee xaw moon na laa ko waroon woyee léegi ma bàyyi affaire bi nag muy ñëw naturellement benn jour laa toog rek comme li may wax rek ak Karabalik maa ngi koy béggee toog ak moom tamit mu defar beat bi may wax looyee laa Kirikou naturellement quoi man affaire day ñëw rek ma teg ko mu jeex ok c'est-à-dire inspiration bu ñëwee rek nga topp ko et puis dem quoi mais man déjà damay am benn affaire comme ça ma ne damay def son bu tudd Olivier def naa ko sama xel mais xaw ma kañ laa koy def ok jour bu ñëwee rek ma def ko mu jeex nga def ko all right mais beneen affaire yow ak Reptile actuellement gis nañ ne Dip moo fay tête d'affiche bu may wax tête d'affiche c'est-à-dire moom moo fa génnee gum projet ci en tant que artiste du label ba mu périn on sait qu'il y a d'autres artistes yu nekk foofu BMJ mu ngi fa yow yaa ngi fa am na ñeneen ñu fa nekk Kennedy Dop Boy voilà Izo voilà pourquoi fi ñu nekk nii Dip kese moo génn c'est quand la yeneen artistes yi di war a topp ci ginnaaw et puis est-ce que seen relation ci seen diggante ça fonctionne am na problème amul problème est-ce que dafa am leadership est-ce que amul leadership nan la seen label Reptile di fonctionner tuuti waaw gars yi mën naa ne ay frères lañ quoi mën naa ne ay frères lañ parce que tamit boo gisee Dip mën naa ne Dip même avant ñu fay nekk fekk Dip mu ngi toj quoi tu vois xam nga rek yàlla mooy def dara quoi yàlla mooy def dara xam nga léegi loolu da nga koy nangu mais n'empêche que yow da ngay nekk si li ngay nekk mën naa ni tamit
ku nekk mën nga def lii nga génn si kii def lii génn si pour man amul dara quoi amul benn affaire bu négatif bu nekk foofu noonu gars yi ay frère lañ ñuy gën a jàppante xam nga da ngay def son da ngay nekk di def son man su ma amee sama xalaat damay ñëw wax ko si keneen tamit su amee xalaatam day ñëw wax ko si ñu ngi koy dund quoi comme ay frère naturellement yéen a ngi déggante normal amul problème non amul déggante ñooy nekk voilà dañuy nekk mais alors comment ça se fait que à part Dip kenn génneegul album bu mat ci label bi waaw mën naa ne gars yi ñu ngi job xam nga album tamit ça dépend ku nekk ak ni nga bëgg a defee album xam nga man su ma neexee suba ma def album aba nit yi bokkuñu am na xam nga yow mën nga wàcc suuf taf nii man mën naa am pour ma wàcc suuf foog ma def 10 minutes yaa ngi comprendre yàlla mooy maye quoi léegi ku nekk nag yaa ngi job xam li nga bëgg soo génnee ni mu mel su génnee ni muy mel nga jël sa temps boobu nga job si pour man affaire du njëkkante du yàqamti xam nga yàlla mooy maye am na ñoom te ne am nañ possibilité wu def 3 albums si année bi am na ko xam te ni foog mu def benn album par 2 ans tu vois noonu la quoi gars yi ñu ngi job gars yi ñu ngi wàcc ay album ay BMJ ñoom Dope keneen bien sûr maa ngi dégg son yi nànk mais man bu may xool en tant que animateur en tant que personne buy liggéey ci game bi damay gis ne à part Dip fi ñu nekk nii yow yaa gën a positionné wu parce que public bi nangu nañ la sa musique a ngi dox am nga public am nga vibes am nga ay followers déjà bu may xool son yi nga yore fii y en a plus de 7 ou 8 mat na maxi qu'est-ce que tu attends peut-être pour jox gars yi benn affaire peut-être ci 2020 bi ne leen am maa leen sànni lii wala da nga nar a continuer ci ay single ba affaire yi avancé. boo seetloo am na gars yi lu bëri loo xam te ni dañ ko comprendre xam naa ni ma ko communiqué woon moo des. parce que boo seetloo ay Arido ay Kirikou ay Marie Cheikh. ak Je mérite pas ça. ak Sañse. loolu kii la pré album la woon. mais dama ko génnee différemment xam nga gars yi dañ doon ñëw pré album ñu def liste bi génnee son yi benn yoon man dama ko doon def ay vidéo. waaw loolu moo tuddoon Yoola def sa poste. d'accord Yoola def sa poste 1 mooy Kirikou. 2 bi moo nekkoon Marie Cheikh 3 bi moo nekkoon Sañse Arido ak Je mérite pas ça mu nekk si 5 ak 6 bi yaa ngi comprendre noonu laa ko génne mais xam naa gars yi ñoo xam tàmm ñu gis loolu mosuñu ko gis au fait comme ça nga génne projet def lépp ay vidéo si at bi noonu laa ko defee woon mais gars yi xam naa comprendre nañ ko dama doon def affaire comme ça dama prévoir oon def pré album si 2019 bi comme ça album mu mun ko génne 2020 pré album moo tuddoon Yoola def sa poche mais inch'Allah album bi dina génn si 2020 inch'Allah. Ok, d'accord. En tout cas idée yi nice na trop direction artistique bi yow kese la parce que yaa ngi wax Karabalix yaa ngi wax yeneen gars yi xam naa ne j'imagine que yaay bindal sa bopp parce qu'on sent que ni ngay waxee ak yooyu ça vient de toi mais est-ce que da nga am direction artistique bu may gis par exemple clip bi nga def Sañse c'est très très professionnel yére yi ni nga ko changé ni nga ko donc j'imagine que y a des professionnels yoo xam ne dañ ciy jàpp nan la idée yi di ñëwee et puis gis naa vidéo à chaque fois day changer style bi nekk vraiment aux normes internationales da nga am équipe bu lay jàppale wala ça vient de toi wala da ngay liggéey ak yeneen nit comment ça se passe un petit peu pour tes vidéos ak financement bi. mën naa ne côté vidéo mën naa ne équipe la te équipe bi mën naa ne sax Sañse bi boo seetloo équipe bi Young Fresh la bokk. Young Fresh c'est pour ça sama frère la xam na wax Sañse bi moom moo def lépp. ok lépp moo ko def. man dama indi sama soo rek. moom moo ko def mu ne ma booy xam nga yow da nga am benn affaire boo xamante ni genre yow mën nga am na yenn affaire mën nga ko sol yaa ngi comprendre. moo yow ko fit quoi moo ñëw mën ma defal li affaire bu couleur nii la war a mel nii la war a mel. dëgg la man dama ñëw indi sama son. taxaw te mu doon liggéey ak Buzz Lab. voilà mu ñëw indi sama son taxaw. après mu jox may idée man ko loo def noonu la ñu dóor clip bi mu génn vite fait. ok waaye pour yeneen son yi mën naa tamit. waa Reptile gars yi ñu ngi siy jàpp genre yeneen clip yi quoi yaa ngi comprendre comme ku si mel ni Mystère soo maree Cheikh moom moo def scénario bi xam nga gars yi yëpp ñu ngi siy jàpp ay ñoom Dra waa Views gars yi ñooy def clip yi ñoo siy jàpp quoi ak sama gars yi nii ay Ahmed ay Chérif ku nekk da ngay joxe sa idée bien sûr man moom xeebu ma dara ku nekk su may def dara damay ñëw ku nekk nga indi benn idée indi lii man tamit ma doole sama affaire comme ça affaire bi gën a jëmm quoi. ok all right fi ñu nekk nii affaire bi ça fonctionne très bien ñu bëri nee nañ ma laajal ma Samba Peuzzi lu tax du concert assez souvent lu tax gars yi duñ la gis ngay jouer parce que quand même là am nga répertoire boo xamante ne war na mat ngay concert wala di génn mais on te voit pas assez souvent ngay exposer sa musique ci biti à part ci réseaux sociaux yi wala ci YouTube bi wala ci rajo yi. waaw pourtant maa ngi joué ay concert maa ngi joué ay concert mais dama tegagul sama concert bopp comme ça concert bopp bu officiel en fait. d'accord mais maa ngi joué ay école maa ngi dem ay concert ay Thiès ay ci région yi quoi maa ngi def ay Thiès d'ailleurs maa ngi war a dem Joal. waaw maa ngi war a dem tamit Kaolack. ce sera quand Joal bi. Joal bi le 20 incha allah. le 20 décembre maa ngi war a dem Kaolack le 21. sa waay Joal la dëkk. incha allah dama koy yoole de.
danaa ko yoole inshallah maa ngi war a dem le 31 maa ngi stade Rufisque waaw le 31 maa ngi foofu ok voilà ñu ngi ay affaire comprendre naa lu tax gars yi di wax loolu parce que tegaguma show comme yi gars yi di teg quoi gars yi di teg mais lu tax da nga jàpp da ngay xaar te amoo temps c'est quelle est la raison de loolu jàpp ma dara loolu ñu ngi si déjà ñu ngi annoncé Grand Théâtre le 10 avril yow inshallah waaw Samba Peuzzi strictly kese ok inshallah te naa inshallah na gars yi pare di gis loo xamante ne mosuñu ko gis j'imagine ñëw ma en fait na gars yi dama bëgg ñu teel a xam ne ñëw ma pour feesal ko kese waaw dama bëgg a ñëw def spectacle man bu na fa benn nit nekk ma def spectacle wóolu naa la ci indi foofu noonu wóolu naa la ci na gars yi pare nañ ñëw nag dina mel ni làmb waa jàmm gën laa indi Grand Théâtre inshallah du yomb inshallah loolu la en fait gars yi xaar tamit album bi mu ngi ñëw à tout moment si 2020 bi album dina ñëw ñu ngi siy job inshallah d'accord yeah Olivier what's up I'm cool Samba Peuzzi live and direct King FM yaa ngi déglu rap wolof moo raw boy maa ko wax sa rappeur du dem fente na saltel fépp amul lu may diit from Jack waaw deretu jàmm gën ay yoole ragaluñ ko ay yoole ñun ragaluñ ko boy maa ko wax sa rappeur du dem fente na saltel fépp amul lu may tiit from Jack waaw deretu jàmm gën ay yoole ragaluñ ko ay yoole ñun ragaluñ ko yéen musique boo ko def xew man daf may foo man naa salsa di leen fàcc kàkkatar ci flow international du ci langue rëy lamiñ moo leen tey ci suuf ñëpp bëgg a def benn ja bàyyi naa bu dee li ngeen di dafay rap indi lu bees si game gars yi di sisu naan da may tasu signé autographe seen entrejambe choy ba ngeen foog ma tikko tatou laa lay million taxul ma dem toog waxal whisky de teg noonu maa ngi teew lépp muy benn bàyyi leen ñaabu laal bro daw ma coow manqué vibe manqué style tax ma bañ a def ni ñoom di so yeneen yére ay daf lañ pour ñoom pour nga teg la it comme tuf man da nga war a tàkk tere reposé ko ñëpp siip cuuna yu bees ñëw bëgg mambu booba ngeen di dëbb ndox maa ngi liggéey pour am géero bësu nongolo booy maa ko wax sa rappeur du dem fente na saltel fépp amul lu may tiit from Jack waaw deretu jàmm gën yoole ragaluñ ko ay yoole ñun ragaluñ ko fis maa ko wax sa rappeur du dem fente na saltel fépp amul lu may tiit from Jack waaw deretu jàmm gën ay yoole ragaluñ ko ay yoole ñun ragaluñ ko dëkk ko ñu cité révélo ñu dëkk cité succès depuis xale laa ko coach école mi xasaat xalit bro li gën esclave dagg bu mu gàccay takkal mer ay seen or def salte ma fay ba tey ma message sa darling ma nekk ci bopp bi bro xamoo leen dara bëgg a def rap job seen genre taux de chômage la ñuy yokku tëg si la jàpp même ba nduroog jamel dëkk bi góoru loxo ci poste rek ay bokk baat bu yambal bi moo may fay lu tax ma koy sànni di jëm a forcé lu roog xeeb ma ndaxte damay représente booy géero bi daal nga tere sa doom teewal jag fay naar bi xoroma mafia bi béeg li si des je m'en fous xaw ma defet sa jur koton si man la booy après comme pari foot indi ñu yoole sama gang bi kenn du xoof tapet yi ngeen teg bandi dañ leen a xeexal démb tey ñu foog ñu dox surtout di point tax neeru demba yi tànnu booy maa ko wax sa rappeur du dem fente na saltel fépp amul lu may tiit from Jack waaw deretu jàmm gën ay yoole ragaluñ ko ay yoole ñun ragaluñ ko fis maa ko wax sa rappeur du dem fente na saltel fépp amul lu may tiit from Jack waaw deretu jàmm gën ay yoole ragaluñ ko ay yoole ñun ragaluñ ko ragaluñ ko yoole ñun ragaluñ ko Very nice, Mr. Samba Peuzzi en direct sur King FM 99.4, première radio digitale du Sénégal. Mr. Samba, ça fait plaisir en tout cas. Alors, sama beneen question bi may bëgg a ñëw ak yow mooy yow ak BMJ damay gis ngeen collaborer def benn son tout récemment. mu ngi tudd Jiniero. dafa mel ni ci label bi mu nga gën a amal ay rappeurs yu gën a
yu gën a dëgër est-ce que loolu la demee wala. ah c'est que maa moom dañ sonalante en fait. dañ sonalante. BMJ moom sama frère la quoi. ok moom dañ sonalante xam nga. mooy loolu moom fu ma gis damay grillé man tamit fu ma ko gis damay grillé mooy loolu moo tax mooy loolu quoi su defee affaire nii day xaw a kii mooy loolu day jaay prek maa ngi moom. nice quoi. ok mais maa gars yi tamit yaa ma gën a xam. yaa ma gën a xam ay ñoom Kenezi li ñu faral nekk studio maa moom tamit moo bëri. moo gën a bëri maag doob tamit noonu la. dañuy jaante prek mooy loolu. ok ay diib ñëpp ñun moom benn lañ quoi xam nga. yéen kaañante suñu biir. tooñante mais ak Dip mus ngeen def son ensemble wala. ouais Dip si TLK bi premier album bi def nañ son. waaw def nañ son ak album bi tamit def nañ son man ak moom ak BMJ. ok bu génn LNN bi ah. waaw LNN bi. waaw def nañ son. Je rappelle que c'est le dernier album bi Dip génné depuis une semaine déjà. waroon def benn événement bu mag fële Léopold Sédar Senghor mais day xaar album bi ni mu ko génnee courant 2020 on vous dira l'endroit ak fan ak nu muy demee incha allah. ñu dellu si ci yow waa Diamaguène ak fi nga dëkk noonu. kono boobu amuñu woon rappeur mais fi ñu nekk nii génnee nga bu baax a baax kono bi. waa foofu naka la ñu jëlee affaire bi est-ce que am na ay fans club yu créé wu ban engouement ak naka la ko population yi recevoir foofu. waaw man mën naa ne su ma si nekkee ba léegi ñoom ñoo tax quoi. xam nga gars yi muy xale. surtout xale yu ndaw yi. xale yi dañ koy dund normal seen yaay mère yi. du booy kese ak seen yaay maire yi ñëpp moo tax man la sama concert bi le 20 avril incha allah. di nga gis ay maire laa la wax. ay maire ñëw si concert. si day sarik de incha allah. parce que gars yi dañ ma xam rek aw ma seen fay quoi. aw ma seen fay. ñoom ñoo tax may gën a di ko gën a mettil quoi xam nga. parce que tamit soo def dara bay représenter benn gox. gaa yëpp xam nga dem ba xamante ni xam nga dañuy wax ndax yow yaa ngi comprendre. foog nga xoolaat bu baax li ngay def quoi. absolument voilà foog nga xoolaat bu baax li ngay def. donc sànq yaa ngi doon wax au début ay foo la woon mais léegi donc c'est devenu un vrai job un vrai métier pour yow. léegi dëggantaan la. du dëgg kese de dëggantaan la. mooy sa job à temps plein. ouais dama si teg lépp. ok ragaluma si dara incha allah am naa benn objectif boo xamante ni gëm naa ni incha allah naa fa yegg incha allah te maa ngi try pour dem foofu noonu. maa ngi def lépp lu mu mën ak lu mu mën lépp maa ngi si incha allah. ok mais est-ce que xam nga ne par exemple style bi nga amee booy déglu Baby Arido. wala je mérite pas ça. au niveau musical le standard dafa jàll ci beneen ce n'est plus du rap sénégalais ce n'est plus autre chose. da ngay gis son bi nga def Baby Arido. je pense que c'est un son qui nigérien bu ko dégloo wala keneen ku nekk States. c'est vraiment ci tempo bi. est-ce que yaa ngi jéem a lijjanti ay link ay team de manager yoo xam ne dañ lay jéem a démarcher ay projet un petit peu dans la sous-région et à l'international parce que ton son correspond à ce standard au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu travailles ci loolu wala pour l'instant yaa ngi liggéeyal que pour Sénégal. waaw incha allah loolu maa ngi si maa gars yi ñu ngi si xalaat bu baax. boo seetloo sax soo gisee ma mujjee di def dernière son yi nii. si genre mood boobu la ñu nekk di dugg quoi soo seetloo album bi mën naa ni si mood boobu lay gën a nekk incha allah affaire boo xam te ni. son yoo xam te ni du nekk son pour fii kese. ngeen comprendre du nekk son pour fii kese affaire bi bëgguñu nekk benn samba boo xam te ni dañ naan yaay toj town bi quoi. xam nga incha allah international boy. fi gars yëpp di egg quoi gars ay nit lañ rek comme ñun fi gars yëpp di egg ñu ngi ñaan yàlla egg foofu te ñu ngi def loo xamante ni gëm nañ ni suñu continuer gën a pousse gën a jàngaat incha allah nañu yóbbu foofu. incha allah donc ñu jàpp ne ñi bëgg a xool sa show ce sera pour le 20 avril 2020. 10 avril 2020. ouais mais entre temps am nañ concert Kaolack le 21 décembre Kaolack. le 21 décembre Kaolack. le 20 décembre fan. Joal. Rufisque Stade Rufisque incha allah le 31 décembre. d'accord donc on reprend Joal ce sera le 20 décembre. bu ko bëgg a seetaan Samba Peuzzi zone boobu. nga dem le lendemain le 21. Kaolack waaw fan ci Kaolack cœur de ville Kaolack. ok bu ñu fa jugee le 31 décembre le jour du nouvel an presque. ce sera ma may ko waa Rufisque xam nga ñun ñu benn lañ presque Rufisque Diamaguène Jek Saaw. yes ñëpp si stade Rufisque bi incha allah. ok Ngalandou Diouf. d'accord instant yi am nga fans club yow. am naa ay fans club. d'accord ay fans club gars yi ñu ngi koy neexal en plus am na tamit sama koñ am na booyam te ni ñu ngi siy def liggéey bu rafet incha allah maa ngi leen di béggee booy yëpp xam nga di béggee sama gars yi yëpp ay ñoom Salam ay ñoom Ibra Fall mënuma lim quoi ay ñoom Babacar xam nga ñoom Abdou Karim gars yi yëpp ay ñoom Diaw yaa ngi comprendre booy moom foog ma béggee leen quoi ay ñoom kii nu mu tuddati Baba Gale Herman Lukaar xam nga booy dañuy jël seen lépp gars
xam nga ay xale ndaw la ay boy lañ quoi ñoom Baba Gaal ay boyam te ne xam nga instant mënoon leen fekk ñu nekk xam nga di def seen yeneen affaire di su concert su jotee ñu ñëw mais ñoom concert ñaak concert chaque jour ñu ngi nekk si affaire yi di xool affaire yi nu muy avancé di xool nu ñu lay jàppale oma seen fay quoi oma seen fay gis nga Aïcha yaa ngi koy dugal sànq ba léegi tam gis naa ne gel yi dañu barde ci yow est-ce que loolu dëgg la wala du dëgg non ñoom samay xarit lañ rek kese Samba mais gis nga xëcc nga suñu beneen journaliste bi Penda Badji itam non ñoom Aïcha dafa baax Aïcha maa ngi lay bëggee et puis maa ngi gis ci nu mu tudd kii bi maa ngi gis ci sañse bi ay xale yu rafet ñoo nekk ci clip bi ouais gis nga ay danseuses lañ wala ay non ñoom dañuy défilé booy maa leen di nuyu ñoom tamit ñëw xam nga rafetal clip bi yaa ngi comprendre ñëw rafetal clip bi ay borom teint noir yu baax incha allah ñoo ñëw toj clip bi ñu def ko sañse mu nice sol classe mu nice mais Samba Baby Arido dafa mel ni Halpulaar yi Arido Halpulaar la mais yow Halpulaar nga man dama Halpulaar ah bon séeréer laa gëmuma la walla séeréer laa wallahi Samba boo ko xoolee sàmmkat la wallahi séeréer laa poésie bi sax mu ngi mel ni mais xoolal te xoolal bopp kii nga yore xoolal noppi voilà loolu moo tax ma ne Halpulaar nga walla te man du Halpulaar rek séeréer nga mais du ma Halpulaar séeréer la sama papa séeréer la sama yaay séeréer la da ngay déconné ay comprendre ko séeréer rëf moom waaw gis nga léegi moo tax maa ngi la naan doon séeréer xees rek daa doy bizarre sama jaabi foog ma seen mbokk naan ma am naa ni pulaar léegi Baby Arido bi nag lu tax Baby Arido bi xam nga dafa genre comme ni ma la koy waxee rek Arido moo Arido genre ba ma koy déglu dafa ma doon def ay ree quoi Arido moo bi moo ma neex moo la neex quoi après ma toog ak indi ñuy defar beat bi xam nga mooy nigérien ma toog moom beat bi di dem maam Arido Baby Arido you my number one Baby Arido genre baby kaay fii quoi yaa ngi comprendre genre noonu laa ko jàppee après mooy loolu son bi c'est un tube en tout cas BMJ moom tam fi ñu nekk nii gis naa ne mu ngi job ay affaires yu nice ngeen def son bi tudd Dinero c'est un super son clip lan nga ñu mën a wax ci combinaison boobu waaw mën naa ne affaire bu naturel la maa moom genre dafa defar presque dafa job nañ son bi presque ba mu pare woon quoi man maa des woon pour eggal pour def sama couplet bi mën naa ne sax ba ma ko doon def maa ngi moom ñoo nekk ñoo toog nii muy prise moo ma doon prisal ay comprendre moo ma doon prisal may taxale affaire yi ma nekk si maag moom ba fajar guddi ba fajar ñu koy job xama mën naa ne frère la quoi moom frère la si man yaa ngi gën a xam maa ngi koy béggee de passage Ben Marwan yaayam sama xarit la xama très bien yaayam moom sama mère la quoi ñu koy nuyu ko au passage xama sama yaay nee na BMJ mooy rappeur am yaayam tamit nee na man maay rappeur am xama c'est une belle relation. En parlant d'enregistrement, donc label bi, est-ce que par exemple, étant donné que tu label bi ngeen nekk, donc j'imagine, boo leen di liggéey si studio label bi ngeen di liggéey. mais waaw si studio label bi mais label mën naa ni famille la quoi gàlle la. J'ai compris. xam nga tey mën naa am ay nit yu war a prise foofu yu war a ñëw yu am session foofu. man ma am samay idée. ma am idée yom te ni du mën xaar. mën naa dem ma def ko si benn studio ba yow nga am benn studio ba te ni yow xam nga ñu am link bu nice damay ñëw def ko foofu téye ko en attendant. ok su fa la libre ma dem job foofu noonu. d'accord yaa comprendre. ok pour man loolu quoi affaire free quoi. d'accord et quand on parle aussi de studio on parle d'enregistrement on parle d'artistes on parle de buzz nga nekk ci jamono artiste buy dox l'aspect financier quand même important yaa ngi mën a yaa ngi war a jouer Kaolack yaa ngi war est-ce que Samba Peuzzi commence à gagner de l'argent ci rap bi wala. waaw ñu ngi ciy gérer ñu ngi ciy gagner dara mais ñu ngi ciy def lu bëri. ñu ngi ciy gagner dara di ci def lu bëri. ok yaa comprendre. pour man à chaque fois damay jàpp ne man tolluguma fu ma war a gagner quoi si musique fu ma si war a amee loo xam te ne ma koy téye man na ma koy téye. def si lii denc ko def si lii non non. pour man eggaguma stade boobu. su ma si gagner fukki dërëm dama 100 francs teg ko si fukki dërëm am fanweer. ok def si benn affaire boobu te fanweer la def si clip bu mag tu vois. ok lu ma si am daal dama ko si delloo ba jël sama yëf ma teg ko. nga ne def ci clip bu mag. waaw ok donc par exemple c'est pas ton label ñooy sponsorisé booy dem defi say vidéo wala boo jëlee sa initiative est-ce que ñoom duñu débloquer benn budget ne la par exemple ñun ñoo la jox lii parce qu'on travaille avec toi wala c'est indépendamment que toi tu sors ton argent. non du ma wax ni indépendamment la mais gars yi ñu ngi siy jàpp quoi gars yi ñu ngi siy jàpp parce que tamit yaa ngi comprendre affaire famille la tu vois mën naa am sama affaire nga am loo si mën a def nga def ko si ñu dem yaa ngi comprendre affaire bu famille la quoi gars yi ñu ngi siy def ñu ngi siy jàpp sama yeneen gars yëpp
ngi siy jàpp ay ñoom Ahmed ñoom Chérif ñoom Idi ñu ngi siy jàpp ouais mais affaire bi job la boo xam te ne dafa yaatu quoi tu vois. ok d'accord ñu xool titre bi nii un de tes meilleurs tubes. King FM. ñu koy jox spécialement à Aïcha. Aïcha journaliste fii ci King FM. président rap wolof moo raw. présent depuis 14 heures ci studio bi inchallah il nous reste encore à peu près une trentaine de minutes. Samba ma bëggoon xam un peu sa relation ak yeneen rappeurs yi à part ce label. Je vois que par exemple combinaison yi ngay def tu les fais qu'avec des membres de Reptile. Est-ce que tes relations sont bonnes ak yeneen rappeurs yi ak yeneen artistes yi est-ce que di nga am ay artistes par exemple yu ñëw seet si la ay mbalaxmaan wala yaa xam leneen yu lay proposer pour ngeen liggéey est-ce que tu penses à t'ouvrir avec d'autres gens. ouais maa ngi xalaat ci loolu ouais mais sama relation ak artistes yi mën naa ne affaire bu nice la en fait man ama problème ak kenn quoi tu vois maa ngi nii xam nga lépp tamit feeling lay demee liggéey tamit feeling lay demee côté musique laa wax quoi ok da ngay sentir dafa kii lii nga def ko tu vois mais doo ñëw rek nga ne parce que kii dafa commencé di def nii dafa siiw ma def ak moom son wala kii instant bi ñi ñu ngi koy déglu ba ma def ak moom son non man du ma joobee noonu en fait mais yow mun nga am keneen par exemple nga feel ki la wala nga feel keneen nga dem personnellement seeti ko mais dama seetlu franchement ci sa liggéey tu travailles qu'avec les gens yi nga bokkal kër quoi soo seetloo xam nga déjà soo gisee loolu déjà ñun dañ nekk si benn su lu ma jàpp boog dama toll foo xamante ni genre ba léegi foog ma wane quoi tu vois foog ma wane xam nga déjà boo seetloo suñu son yi ñu xaw a génne yëpp kii la doonoon suñu kii bi nu mu tuddati projet 221 projet boo xamante ni groupe la woon waaw effectivement ñu def affaire dama def affaire ak par groupe xam nga léegi à chaque fois gars yi dañuy wax booy si featuring lañu aay si ki lañu aay te tamit day jot pour nga def ay affaires yoo xamante ni yow kese lay doon quoi déjà nga nekk si benn mood boo xamante ni affaire yoo xamante ni yow kese lay doon looloo waral ma defoon yoo la def sa post yi série vidéo yi ak son yi yëpp loo waroon ma def ko pour jéem a wane sama identité si affaire bu ma bëgg a kii su affaire bu ma su benn woy bu ma bëgg a nekk mais n'empêche que su loolu yëpp jàllee ba ñu def suñu projet def suñu ay affaire nañ joob ak gaay am te ni fil nañ pour joob ak ñoom am te ni mooy loolu quoi dinañu jëlee si benn affaire wala nañ si gagné dara ñu liggéey ak ñoom effectivement mais n'empêche que tamit ñu ngi liggéey ak ay yeneen gaay comme genre mën naa ne def naa ay featuring am na ay featuring yu ma def featuring yu mag yoo xam te ne dina nekk si album bi ay xam te ne cofal ma benn ay gars yu mag ay mën naa ne ay Souleymane Faye ngay comprendre am na ay yeneen am na yeneen yu gën am na yeneen ñu ngi joob ak gars yi pare nañ tamit pour joobaat ak ñeneen tamit pareeguñu à 100% pour si côté son yi ñu ngi xalaat pour joob ak ay ñeneen mu gën a yaatu quoi affaire nu muy gën a ubbeeku wee rek effectivement parce que instant mën naa ne ñu musique quoi tu vois ñu musique ñu ngi def voilà nu mu lu ko gën a mën a yaatal rek. ok inchallah ok mais dancehall bi gisoo nga laal ci tuuti parce que temps yi moo xew et puis ça correspond aussi beaucoup ak sa ni nga sobee maa ngi sànq kilo bi yaa ngi xaw a ree di yëngatuwaale. am naa soo daa génnagul rek. jox ma ci dara boog. a cappella bu ko may daara. fu mu dem demal. bu ko may daara. time is money waaw. gel bi am naa time am. kàttu ngande waaw. loolu moo may daaneel gis la dof si yow kay ma wan la li ma man yëpp put your eyes on my banda kama Tatiana waxal ak man gaaw te nga bàyyi jaay neex I wanna sleep tonight with you can you dem mak yow bala guddi bee jeex just for one time let me love that ne si forme gandi down loolu yu formé tawi shingom di ma piece ma tutuñ ray ans ay yow gis la sama way that's what I need ay million mën naa ko si pour una noche man ak yow una noche man ak yow una noche man ak yow watch out exclusive very nice man very nice na trop Samba xam nga lu ñuy def 30 jot na 15h30 te xam nga xibaar moom sénégalais dañ ko gëm dag may 5 minutes rek waa rédaction bi xibaar ñu daal di jeexal calmement man ak yow ñaari track ñu dese gis nga ki ngay bàyyi noonu mu ngi tudd Penda Badji journaliste la yow yaa tax tey mu ñëw liggéey si parce que nee na sa fans bu mag a mag la. Voilà, tout de suite l'information à 15h30 avec la rédaction de King FM. ñoo koy organise. Elles ont beaucoup de talent. Et puis ñu ngi dekk ay jéego yu yéeme ci culture urbaine yi lan nga ñuy wax ci jumelles yi. Genre di leen encourager. ay xale yoom jom lañ. ñun ñëpp ñoo bokk tu vois. ok ñoo bokk mën naa ne ñoo bokk banlieue bi. ok te ñun ñëpp ay jeunes lañ. ñu mën jàppalante. ñoom moom samay xarit lañ quoi. dañuy ñëw sama yëf def ko seen yëf. kon boog seen yëf dama koy def sama yëf. comprendre. très bien lay demee incha allah du yomb. ok incha allah
en tout cas gis naa ne ñu bëri dañuy bëgg nga jouer leen ay concert Samba est-ce que li may wax dëgg la wala am nga te assez demandé quand même en tant qu'artiste ouais c'est clair oui mais xewal la rek baax na incha allah ñaan yàlla xam nga oui di gën a yokk di gën a bëri noonu lay demee sax gën a am doole en tout cas maa ngi xaar sama dancehall bi dancehall bi baax na yomb te boo ma woowee studio ma dugal ci lu waaye yéemee kew non da ngay ñëw incha allah mais Samba fi ñu nekk bi karaw bi ñuul na gisoon naa mu xonk fi jaune na fi xanaa ci décembre bi kay di ñu jox benn décembre ndaal sax mën na ñëw dal bu sarik ala Tupac bu sarik ça dépend samay humeur rek waaw c'est que dama bëggoon bokk code ak yow bu dee da ngay ndalu nag nga tegal ma non naa la tegal naa la tegal ñu doon ndel yu bees tax ay Lexus 2500 yoo koy wat nga ne 2500 Lexus Lamset 2500 moo koy wat Sadik Chet Sadik Chet bees tax allez il est 15h45 minutes émission bi neex na trop Mr Peuzzi moo fi teew si quelques messages Modou Niang mu ngi lay bëggee Abdoulaye Ndaw Alioune Badara Ndiaye gars yi daal ñu ngi bëggee bu baax ma xool Alou nu mu tudd Alou Afia nee na yëpp Peuzzi bëggee loolu Alou Afia depuis Diamaguène ma xoolaat keneen mu ngi noonu Malang Badji Marco Rachid Charo tey daal gars yi dugg si nañ ndax yow gayen mooy loolu jaajëf waay Ablaye Ndaw Boy Sénégal nice na gars yi en tout cas ñu ngi kontaan bu baax a baax il nous reste quelques minutes avant de terminer cet entretien avec l'artiste Samba Peuzzi comme ni ma koy waxee qui est classé ci top 3 top 5 des meilleurs rappeurs actuellement on espère que 2020 va être une très très bonne année pour yow prospère avec beaucoup d'argent et puis beaucoup d'ouverture mais sànq maa ngi doon wax amagul par exemple ay Youssou Ndour wala ay yeneen artistes sax africains yu ñëw tëkku la ne la boy soxla nañ la ci son affaire yu demee noonu non amagul de mais maa ngi koy xaar maa ngi koy ñaan incha allah gëm naa dina ñëw incha allah bu soobee yàlla def naa son ak waaw comme bi ma la wax waaw comme ni ñu ko tegalee woon grand bi rek borom bopp la jaajëf acca ñu xool bii nii mu ngi noonu en tout cas ça fait super plaisir il est 15h50 10 minutes moo ñu dese Samba ma bëggoon xam lan ngay teg ci loxo sénégalais yi ñuy déglu man ça m'a fait plaisir sonn naa torop nag balaa ma lay jàpp ma ne ko baajal nga ma gauche baajal nga ma droite mais mujj nga yegg si quoi non mais yow ak Kalz man xam loolu mënu fa jóge te dama ko wax maa leen di sant di leen gërëm xam nga yéen samay grand yu baax ngeen xam nga non ñoo far ñëw xam nga jël ma rek def ma seen rakk yaa ngi comprendre ñoo far dara taxul xam nga si kon aw ma seen fay yaa ngi comprendre aw ma seen fay xam nga yàlla mu leen fay yàlla na leen yàlla fayal seen bopp di leen wax tamit Samba seen Samba la loo leen def moo gën loo leen si deful soo gisee lu jaaru yoon wax leen ma soo gisee loo am te suñ ko defee day sori wax leen ma ñoo far ma ji en tout cas kontaan na nice na trop ma bëggoon xam tam lan nga xalaat ci émission bi ak suñu rajo bi émission bi dafa nice trop dafa nice parce que nekkul genre soo ñëwee da ngay free quoi da ngay free pour man loolu su amee rek leneen lépp mën na ñëw pour man lépp rek xam nga dañ lay bàyyi nga free bàyyi lépp jaal xam nga nice pour man nice super rapidement 2020 bi lan la gars yi mën a séntu wala lan moo nar a jëmp ci sa actualité lan moo nar a xew lu gars yi mën a téye quoi incha allah lu leer te wóor mooy incha allah le 10 avril incha allah Grand Théâtre le 10 avril incha allah la ñuy def Grand Théâtre en plus album bi dina génn 2020 loolu moo gën a taxaw instant bi c'est sûr et certain quoi. C'est certain, Inch'Allah. Il y a beaucoup de chances que mu génn avant 10 avril bi. waaw album bi. peut-être avant peut-être après. D'accord. Parce que 10 avril ñëw na ba pare même pas 4 mois en fait. ouais tout à fait. ok Inch'Allah. am na benn sama fidèle auditeur bi nga xamante ne moo gën a bëgg émission bi daf koy suivre depuis ma def émission bi. mu ngi tudd Babacar Diakhoumpa Rufisque la nekk. mu ngi lay nuyu bu baax a baax. Babacar Diakhoumpa maa ngi lay bëggee di wax waa Rufisque ñu préparé Inch'Allah le 31 décembre. voilà maa ngi si biir. waaw di leen wax ñu ñëw ànd ak maa ak Mota. sama Peuzzi yàlla def sa poche. yesaay mu ngi noonu donc maa et Mota. Le message est passé, Inch'Allah. 31 décembre, Samba Peuzzi, pour tous ceux qui veulent le voir, ci zone boobu Bargny dina tëgg foofu pare leen seen li nga xamante ne mooy 31 décembre. Côté Joal, Mbour, Petite Côte dina fa nekk le 20 décembre yàggatul. Le lendemain mu tukki dem côté Kaolack. seeti waa Kaolack ce sera le 21 décembre am naa tam beneen message Mokhtar
du club Vivi kooku fan sa Viviane la mais nee na mu ngi lay bëggee il est à l'écoute ak Cheikh Niass depuis Touba tam mu ngi lay bëggee bu baax maa leen di bëggee bro kii mu ngi tudd Maodo Malick Sow nekk tam sama fidèle auditeur nekk sama xarit mu ngi lay bëggee il apprécie beaucoup aussi ton émission ta musique donc gars yi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen di bëggee bu baax maa ngi leen di bëggee Yes, maa ngi wax ñëpp daal gars yi samba seen samba la Gaza. lu ñu def moo gën lu ñu deful jaajëf maa ngi seen ginnaaw for real man acca ñu jéem a tëj émission bi ak titre bi et puis ma lay souhaiter aussi bonne chance ci 2020 bi et puis beaucoup de belles choses inchallah pour la suite de ta musique Samba. Merci bro. Yes I. Yeah. King FM. Why you say? Hey baby Arido. Why you say Samba? Number one, baby Arido. Man I tell you say. Hey baby Arido. You are number one. Baby Arida, watch out. Baby Arida, what you say? Number one, baby Arido. Why you say Samba? Baby Arido. Hey, you are number one.